WPAT Patterson. AM 930. New York, it's WPAT. WPAT. Dish TV is better than cable TV. Here's why. If you call right now and you're a new Dish subscriber, packages start at $19.99 a month for 12 months. That's right, $19.99 a month. Compare that to your cable bill, and the smart choice is to cut the cable and get Dish. Plus, you get all these great TV features, free HD channels, free DVR to record your favorite shows, and free installation. You even get our free Dish Anywhere, so you can take your TV on the go, watching your favorite programs on your smartphone, tablet, or laptop anywhere in the world. I'll say it again, all for just $19.99 a month for 12 months. This is a limited time 24-month offer you must qualify for, and it could change at any time. So call now. 800-818-3967. 800-818-3967. 800-818-3967. That's 800-818-3967. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. These statements have not been evaluated by the FDA, paid for by OpenJar. Are you or a loved one suffering with addiction to alcohol, opiates, prescription painkillers, or other drugs? There is hope. Medication-assisted treatment is proven most effective for opiate addiction recovery. Utilizing medications such as methadone, Suboxone, and Subutex combined with inpatient treatment, you could achieve lasting recovery. We accept most insurance. Call Treatment Centers of America now at 800-706-0022. 800-706-0022. 800-706-0022. AM 930 WPAT, coming at you from New York City. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. But
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. xanaa tàmbale rek sant ci nga xam ni moom moo jara sant muy suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xam ni moo ñu may ak wér may ñu kattan ba ñu dellu si fii tey ci studio Gagub Ganaar muy rajo Gagub Ganaar fas yéene tey dénkoon dénga maam ci dibeer ji saafonte ak yéen mu doon ngonnal boo xam ne nii day dem ba 10 heures ci guddi lépp nag mu jëm ci suñum réew muy sotti ci ak def ci xam ni kat dénkoon dénga maam ñoo bokk suñum Sénégal benn la sotti ci ak def ci la wuute nag mën naa am ci ay gis-gis wante nag ñun ñëpp ñoo bokk teen bu ñuy sotti nañu xam ni mënuñu koo xar donc ak nu mu mën a demee rek benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun ñëpp dañuy xëcc di jëmale ca suñum réew xanaa nag di nuyu tous les Sénégalais su ma nee nag tous les Sénégalais xam leen ni bàyyiwuma kenn boole ci nag africain yëpp nag nga xam ne bàyyiwuma kenn nag di rafetlu nag wax dëgg yàlla fii nga xam ne teg ngeen fi rajo Gagub Ganaar fépp fu ma génn daanaka moom la ñuy waxtaane même ñi nga xam ne sax déggaguñu ko bi ñi ngi commencé ñoom itam ñu wax dëgg yàlla danañ fas yéene duutuñu ko tardé ndax dégg nañ ni coow li bari na li ma ciy def mandarga rek di sant soxna soo xam ne ni tase nañ tey muy soxna Ndey Sey wax dëgg yàlla di ko nuyu lu bari lool di ko nuyu nag moom aussi ak borom këram di nuyu aussi seenu njaboot di leen ñaanal suñ borom subhanahu wa ta'ala mu may leen fan wu gudd ay wér-gu-yaram yar seen njaboot gi ci yoonu siraatal mustaqim ba ñu mën a tekki ak ñëpp ñi nga xam ne aussi ñi ngi fi yor fi ay xale suñ borom yal na leen jàppale ci yar bi ba nga xam ne wax dëgg yàlla li nga xam ne bëgg ngeen ko ci xale yi di ngeen ko ci mën a gis yàlla mën na ko képp ku ne amin yàlla na ci suñ borom subhanahu wa ta'ala boole ñooy bàyyi xel nag aussi ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi tëdd parce que ñi tëdd aussi bare nañ képp koy gis te nga xam ne gisatoo ko rek na nga ko jéem a téléphoné wala nga jéem a laaj wala nga sol saw dàll dem seeti ko parce que loolu aussi lu am solo la xam ne yàlla ci boppam mooy seet li ko neex mu def ko ndax ki tëdd tëralul boppam suñ borom subhanahu wa ta'ala moo ko tëral nañ xam ne nit garab la goo xam ne nii day tooy ak di wow kon nag képp koo xam ne nii wax dëgg yàlla tëdd nga xam ni vraiment yaa ngi fi nekk te dematoo te yaa ngi ak sa njaboot mu metti lool nañuy dem di leen nemmeeku loolu wax dëgg yàlla lu am solo la te bu mu doon nag nemmeeku kese rek ndax xam nañ ni dëkk bi ci boppam mbir yi bari nañ frais yi bari nañ ndax yàlla moo ñu wërsëgalee ba pare xañ leen parce que ñi nga tëdd mënatuñoo liggéey yàlla moo ñu jox wér-gu-yaram ba pare xañ leen ñoom wér-gu-yaram kon nag nañu xam ni dañ leen a war a jàppale nous sommes tenus c'est le verbe que j'utilise lu ñu war ci boppam la ñu far di waral di ko def kon nag nañuy bàyyi xel ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi tëdd ci lal yi ñuy dem di leen seeti ñuy dem di leen jàppale surtout aussi loolu lu am solo la donc rajo Sénégal émergent ñii di ko dàkkantele la voix de l'émergence ñii di ko dàkkantele la rajo number one ñii di ko dàkkantele la rajo arc-en-ciel ñii di ko dàkkantele la rajo majeure man mi nga xam ni maa ko yore ma di ko dàkkantele la rajo Gagub Ganaar donc émission bi ni mu daan demee rek lay dem
ginnaaw boo xam ni félicité naa Lions yi aussi di leen encouragé nga xam ni vraiment toll nañ foo xam ni nii ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp nag wax dëgg yàlla topp ci ginnaaw président de la république parce que moom itam vraiment def na ci jëf ju rafet mu jaral ko aussi mu dagg soxlaam yëpp dem fekkee le premier match donc loolu aussi lu ñu war di rafetlu la nañu xam ni lu mel nii su fekkente ne amee toute une nation dafa war a topp ci ginnaaw le président de la république ñu war ko aussi rafetlu ko ci boppam nag dëgg la su politique amee ku nekk man nga gis wax ni nga war a waxee di aussi di woddu kàddu yi mais foo xam ne nii wax dëgg yàlla demee na nii nga xam ni c'est le drapeau national qui est en jeu ci loolu la ñuy topp donc ñun ñëpp dañoo war a nekk wenn say jàppale Lions yi encourager leen bu ñu décourager nañu xam ni match compétition bu rëy la nañu xam ni n'importe qui peut battre n'importe qui peut faire match nul avec n'importe qui parce que ñi fa dem ñëpp duñu ay como li gën a am solo rek nañuy encourager entraîneur bi nañuy encourager nu mu tuddati joueurs yi ba nga xam ne li nga xam ni bëgg nañ ko suñu borom subhanahu wa taala danañu ko ci defal donc fi may tàmbalee rek moo di leetar xam leen ni nag tey am nañ gan spécial su ma nee gan spécial mooy sponsor boo xam ne nii wax dëgg yàlla moom lañu tuddee émission bi muy African Services Committee li tax ñu tuddee ko aussi wax dëgg yàlla danañ jàllale seen publicité di ko jàllalewaat bu njëkk bi nag rajo Gagub Ganaar comme publicité bu njëkk bi mi ngi koy may góor ñi nga xam ne ñu ngi fi ba pare ñoom nee nañ benn soxna dongo la ñuy am mooy bu njëkk bi kon ñoom ñoo ko moom ñaareelu publicité bi aussi bi nga xam ne African Services Committee la ñu ngi koy may ñi nga xam ne nee nañ ñaari soxna rek dañuy am ci foofu la ñuy yem ñetteel bi aussi ñi nga xam ni nee nañ kat wax dëgg yàlla ñoom ñett rek la ñuy am foofu la ñuy yem ñeenteelu publicité bi ñu jox ko ñi nga xam ne nag ñoo baare mooy ñi nga xam ne ñeent la ñu am te foofu la ñuy yem te loolu lañ ñu digal waaye nag dana am juróomeel boo xam ne nii dinaa ko ci yokk ndax li tax ma di ko ci yokk am na ñoo xam ne nii amaguñu borom kër ay célibataire lañ moo xam góor lañ moo xam jigéen lañ boobu aussi il faut ma defal leen ko mu doon buñaa donc tàmbalee rek ci lettre bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala moom la ñu yónnee jaarale ko nag ci la référence muy suñu yonent Muhammad alayhi salatu wasalaam nga xam ni moo ñu gën duñu am gën suñuy ndey gën suñuy baay gën suñuy am gën lépp loo xam ne ni moom la ñu am fu mu ni képp ku ko ni kocc ak noo ko mën a ni kocc dana la ni baw ba ñu ci dara nag ku ñu ci mere yëgata ku ñu ci saaga yëgata ku ñu ci xas yëgata ku ñu ci dóor yëgata mais ñun daal wax dëgg yàlla moo ñu doy moom la ñu suñu borom subhanahu wa taala tegal mooy suñu référence step yi nga xam ni moom la tegoon step yooyu ci boppam moom dañuy fas yéenee def ba ñuy dem di fekki di ñaan suñu borom subhanahu wa taala su boobaa mu atte ñu ci yërmandeem parce que lu amul benn sikki sàkka la boole ñu tàbbal ci wetu suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci àjjanay firdawsi donc fi may tàmbalee mooy bataaxel bi nga xam ne moom laa leen wax nga xam ne bataaxel la boo xam ne nii suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko jox ñu fas yéene nag barkeelu ci. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم 21h صدق الله العظيم 21h17 à New York, 21h17 à New York, 1h du matin, 1h17 du matin en temps universel. C'est bien la radio Gagoub Ganar que vous écoutez et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur WPAT930AM.com. Si vous avez envie de nous écouter au téléphone, il suffit juste de composer le 641 552 87 62. Ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio Gagoub Ganar, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la radio Gagoub Ganar s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte.
aussi claire, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. La radio Gagoub Ganar vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent, bien sûr, sous le magistère du président Ousmane Noreyni Sonko. La radio Gagoub Ganar, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Donc auditeurs yi Baslay waroon naa dugg léegi am na ku duggoon mais dama ko coupé woon parce que li mu doon li newoon ci mbedd mi ñi ngi doon jaar ci antenne bi moo taxoon ma obligé coupé ko dama xamul ndax moo nekk ci ligne bi su fekkente ni moo nekk ci ligne bi Bas bismillah parce que am na lu am solo lool loo xam ne nii yaa ngi koy organiser te le 1er juillet nga ko war a organiser te ci xaalu 116 yi nga ko war a organiser ci taekwondo bi nga ko war a organiser muy lu am solo lool su fekkente ni man ngaa woote léegi bala may dugg dans le vif du sujet bala may dugg ci émission bi kon bismillah wala képp koo xam ne nii dégg nga communiqué bi da nga wax Baslay mu wooma ci 212-219-9695 c'est lui qui me fait attendre sinon pour ma mën a dugg vraiment ci biir émission bi Bas yow dong lay déglu su fekkente ni man nga maa woo léegi ci 212-219-9695 su fekkente ni am na ku ko dégg léegi aussi na ko mos wala mu woo ko ni ko kat rajo Gagoub Ganar mi nga koy xaar fi mu nekk nii yow dong lay xaar pour nga mën a dugg passer sa communiqué bu am solo boobu lool wax dëgg yàlla nga xam ne am na woote bu am solo lool booy woote ci dibéer ji di ñëw daanaka bis ni tey lay doon fas yéene nag am na ku nekk ci ligne bi ndax moom la bismillah ndax kooku Bas la am na ñuy passé ci suuf kooku ndax Bas la waaw moom la ñuy diru de bismillah dëgg la yàlla nu nga ziar waaleykum salaam bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokk waa New York mbokku Amérique ala rawatina yéen sénégalais yi déglu rajo bii nga xam ne mooy rajo sunu ndijaay ji di Amar ñu ngi leen di yëgal guddi gi nga xam ne ren mooy nekk juróom-ñaareeli at ci di taxawal sunu xarit sunu soppe sunu kóllëre di Chérif Ousseynou Laye nga xam ne moo doon soppe waa dëkk bi moo doon kóllëre waa dëkk bi man Bas Laye nag ma organiser ko at bu ne di ci woo jullitu yàlla yi pour ngeen ñëw ci programme yàlla boobu te yàlla tax ñu bokk xéewalu yàlla yooyu jagleel ko sunu kilifa boobu ak sunu sang boobu di Chérif al Ousseynou Lahi doomu Seydina Isaaru Lahi alayhi salaam di sët ci Seydina Limaamu Lahi al Mahdi alayhi salaatu wa salaam loolu daal mu ngi am dimanche bii di ñëw incha allahu rabbi bésu tey bu dellu see le 1er juillet fan ci Harlem Taekwondo ci 116e rue diggante 7e ak 8e incha Mawlana Tabaraka ñu ngi ciy woo jullitu réew mi yëpp képp kuy wuyu ashhadu an la ilaha illallah na nga xam ne à travers rajo yi loolu muy invitation wu jullit yëpp ñu ngi leen ciy woo Seyna Amar loolu laa amoon lu may wax ci émission bi incha allah. xanaa rek bala ngay dagg buum gi nga joxe sa numéro boo xam ne nii ku ci bëgg information dana la ko jox rappelé waat ni ci xàllu 116 bi lay doon rappelé waat ni ci taekwondo bi lay doon rappelé waat ni ci guddi gi lay doon wax dëgg yàlla rajo Gagoub Ganar day fas na yéene ñëw fa dana fa teew ku ma fi dëgg ni mas la su fekkente ni man nga joxe numéro boo xam ne nii mën nañ la ca woo très rapide. waaw suma numéro téléphone laay joxe mu ngi nekk 212. 518. 3197. dégg ngeen ko waaw
518 21 97 212 518 31 97. kon nag waaw kon nag rajo kaddu gànnaar yaa ngi noonu yal na yàlla fay ci barke ki nu yaakaar. amiin amiin mooy wasila bu tedd ba Seexul Xadim jërëjëf kon nag gars yi kon dimanche bii di ñëw rek lay doon bis ni tey lay doon xam naa kon man damay ñëw di lijjanti rajo Gagub Ganaar ba pare su ma lijjantee rajo bi ba pare rek daal di caw daal di ñëw foofu nag bu soobee yàlla kon nag yàlla nañ ko fekkee jàmm nag wax dëgg yàlla te ñun ñëpp la ñu jàpp ci la baax na lool mais ñun ñëpp aussi nañ ci jàpp parce que organisation la jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm merci kon xam naa ni ma daal di duggaat rek comme ni ma leen ko waxee léegi ci émission bi wax naa leen ni dañoo am sponsor spécial boo xam ne nii moo yore donc dénkoom dégg nga maam tey émission bi. Connaissez-vous l'hépatite B? C'est une maladie silencieuse mais mortelle. Il est très commun en Afrique et en Asie. Plus de 70% des personnes atteintes ne savent pas qu'elles l'ont. Il peut se transmettre de mère à enfant. Il est très contagieux. Comportez-vous de manière responsable et faites-vous tester. Au cas où vous n'êtes pas infecté, vous pouvez vous faire vacciner gratuitement. Par contre, si vous testez positif, African Service peut vous assister pour le traitement en collaboration avec les hôpitaux Mont Sinai et Bellevue. African Service est situé au 429 Ouest, à la 127e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue. Vous appelez au 212 222 38 82. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h du matin à 5h du soir. N'hésitez pas pour y aller. Protégez-vous, protégez votre famille, mais aussi protégez votre communauté. dégg ngeen ko auditeurs yi xam ngeen ni loolu lu am solo la parce que hépatite muy jàngoro joo xam ne nii jàngoro ju jama la jàngoro joo xam ne nii wax dëgg yàlla ci rees yu lay jàpp d'ailleurs tey suñu espace santé bi ci affaire boobu lañ koy jëmale incha allah kon nag képp koo xam ne nii wax dëgg yàlla yaa ngi fii ci réew mi kët soo borom ko dudd lakk kon war nañoo sol suñu daal ñun ñëpp dem ñu seet ñu su fekkente ne yàlla def na seet nañ ñu dey te dara nekkul ci suñu yaram ak cant lay doon waaye nag duñu bàyyi ñoom danañ ñuy ñàkk su fekkente ne aussi dara ngi ci suñu yaram lépp ci suuf lay doon danañ ñu yóbbu ci hôpital ñu faj ñu nan ñu war a faje xanaa di leen fàttali rek ñu ngi ci xàllu 127 bi ci boppam ci diggante Convent ak Amsterdam numéro bi muy 429 c'est numéro téléphone 212 222 38 92 ñu ubbi alterné ba ajuma li ko commencé 9h ci suba ba 5h ci ngoon xam naa ni loolu moom kon lu am solo la te ñëpp ci boppam wax dëgg yàlla ñoo war a dem testé ji amul nag kenn koo xam ne nii ko des la ku mu mën a doon rek war ngaa mën a dem pour tester incha allah loolu lu am solo la donc African Services Committee dégg ngeen ko ñëpp a war a dem.
donc auditeurs yi ma ñëwaat ci waxukaay bi c'était un peu pour remettre de l'ordre dans mes idées refaire les papiers dinaa leen tegal nag comme ni ma ko daan defee benn élément boo xam ne nii le président Ousmane Sonko moom moo ko def damay répéter nag parce que am na ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla nee nañ ma pour may teg ñeneen dëgg la man na maa teg ñeneen nañu ma ko indil mais teg keneen koo xam ne nii wax dëgg yàlla dafay taxaw way monsieur le ministre ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm monsieur le ministre budget bi yokk na monsieur le ministre wax dëgg yàlla suñu xàll wee xëddeen ya fa nekkoon yow yaa ñu indil ñu ndëraan nga mu dindil ñu ko waaye monsieur non nañ ma indil koo xam ne ni li muy wax intérêt national la li muy wax du opposé di mel ni kuy sànni jamra naan président di foofa dara biñ fi toogee léegi nangam ak nangam di sànni ay xeer tuy bii dal na tuy non indil ma kenn koo xam ne ni opposant boo xam ne ni il a la tête sur les épaules wax loo xam ne nii danañ ci mën a jariñu ba pare def des propositions ni ngóor gi lii ak lii la élément bi may teg am na question yoo xam ne ni laaj na ko premier ministre xamu ko ni ko dinaa la tontu su ma lay tontu dañuy tëju mën a yow ñu naan café mais foo xam ne ni assemblée la nit ñëpp toog luñ ciy tëju parce que c'est un lieu de débat télévision yaa nga fa rajo yaa nga fa nit ñaa nga fa di seetaan un Sénégalais posé na la une question muy un opposant tontul soo ko xamul neel xamul keneen ki ci des muy ki nga xam ne moo yore gafak ak réew mi muy le ministre des finances ñëw mu posé ko aussi ay question ci boppam ni ko lan mooy seen modèle économique xamu ko ni ko yëy ca dég président day tracé xàll bi rek ñu daal di jaar ci mu ni ko loolu du modèle économique ba pare wax ko luy modèle économique jàngal ko parce que xamante nañ ñoom ñaar mu ni ko léegi lan mooy seen politique industrielle mu ni daal il faut reconnaître que nous avons des problèmes avec xawma lan la politique ma ni ko non ba pare explique ko wax ni ko su ngeen bëggee réew mi suqaliku su ngeen bëggee réew mi avancé lii ak lii ngeen di def lii ak lii laa leen di digal lii mooy vision man noonu laa bëggoon su ma sañoon laa wax de sama bëgg-bëgg laay wax opposant yëpp danaan mel ni moom parce que un pays aussi ne peut pas avancer sans mu am démocratie te démocratie aussi du caageenu rek da ngaa war a wax li nga war a wax président di foofu dara président di foofu lii non loolu soo ko defee da ngay juum d'ailleurs maa ngi fàttali ko benn émission bu ñu ko invité woon ni ko PSE bi astaghfirullah ni ko PUDC maanaam programme bi nga xam ne le président Sall mi nga koy def mu ci campagne bi le président Ousmane Sonko da ne ko dama ko rafetlu lool waaye nag ñu ne ko waaye nag lan looy rafetlu mu ne la mu ca def dafa tuuti mënoon na ko yokk ndax li mu defee saxaar gi ba pare def ci 1200 milliards xajoon na ci àll bi lii laa bëgg ñu def di ko opposé woo nii moom mooy une opposition républicaine noonu laa bëggoon de su ma sañoon sama bëgg-bëgg laay wax ñëpp di ko def képp ku ma indi nag élément boo xam ne ni rajo bi pouvoir moomu ko rajo bi opposition moomu ko lépp loo xam ne nii luy avancé loo Sénégal la équipe bi di ko avancé loo dans le bon sens moi mi ngi nii donc li ma leen wax rek élément bi laa leen di tegal. li ma la mën a wax ci li ñuy liggéey ñun man li may waajal dama la bëgg wax ni suñu vision dañ koy segg ñeenti pàcc bi ci njëkk te ëpp solo mooy les ressources gis nga gouverner li ci gën a yomb mooy defar ay infrastructure ak tabax ay yoon ak nangam nit suñ la yow da nga yor kër boo ñëwee sa biir kër ne dama bëgg a def dara li ngay njëkk a posé wu koy comme question mooy ban ressource laa am lan laa yor ci xaalis pour mun koo def ak su dee yoruma xaalis fan laay jëlee ji xaalis parce que loolu mooy laytaayu yëpp dégg naa ñi naan Sonko parle beaucoup de fiscalité may leen da ngeen xamagul lu xew fiscalité mooy lépp nga teg ci ressource naturelle teg ci monnaie doog ci teg dette les ressources te loolu mooy li ñu njëkk a raté Sénégal débat sur les ressources amul Sénégal donc les ressources d'abord parce que su ressource doyee rek la ci des yëpp day yomb te Sénégal am na capacité ressources yoo xam ne mais yàlla may nañu loo xam ne macha allah ma jël les 4 points yi ma wax noonu rapidement tënk ko premièrement fiscalité man dama bokk ci ñu gëm ni atteindre guñu le quart de nos capacités moo tax su ma déggee monsieur le ministre vraiment félicitations budget bi yokk na recette fiscale may leen bu leen xamu leen sax lu xew parce que li ñu bàyyi ci ay niche fiscale muy li nga xam ne ci code bi la nekk déjà rapport dépenses fiscales yi wane na ni lu ëpp 500 milliards la ñuy perte ci année ci ay exonération yoo xam ne baaxut lañ ca doon séentu amuñu ko
ñaareel bi mooy li ñuy wax les mauvaises pratiques te am na yu ma ci junj léegi corruption amnistie fiscale ak yu ñàkk fayda yooyu ñuy def nga xam ne lu muy jural Sénégal kenn xamul lu mu toll ci musiba. ñetteel bi mooy jox administration yi moyen ñu liggéey te ñu génne leen ci politique tey impôt et domaine plus de 100 milliards de gap la ñu def sur 2003 directeur général baa ngi Medina di politique directeur des domaines ma nga Louga di politique tala ñu dara du politique ak réélection de Macky Sall. Créer des conditions te loolu day concerner administration yépp ba nga xam ne par exemple appel à candidature conditions yi ñu motiver les agents pour ñu liggéey ba pare les niches fiscales yi nga xam ne nag dañ faa demul jëlal lu mel ni l'immobilier. On a un parc de plus de 200 000 foyers immobiliers au Sénégal. Il n'y en a que 6 000 qui sont fiscalisés. Donc suñu capacité kenn xamul nu mu toll te ñu ngi ko fi bàyyi dem ci dernier maillon bi parce que man loolu laa considéré mooy dernier maillon leb mooy dernier maillon. ñaareel bi am solo mooy suñu ressource naturelle li Macky Sall def moo nguuram di jaay suñu ressource naturelle ci caaxaan ci Mali foro tey am nañu capacité boo xam suñu ressource naturelle moo tax ma ne man de su ma yàlla dénkoon réew mi contrat yi fi nekk yépp ci pétrole ci or ci zircon dañ koy renégocier ku bugg di nga renégocier ku buggul di nga renégocier parce que askanu Sénégal a gën a soxla loolu ko ñooñu te lañ fa mën a am na solo soo xam ne boo ko boolee li ñuy am ci ressource naturelle tey suñu nee budget 3 milliards dans 3 ans 4 ans 5 ans mun nga ne budget 7 000 milliards man maa la ko wax lii ma wax nii. ñetteel bi mooy politique monétaire te loolu day supposé ñu génn ci franc CFA bi parce que mu ngi ñuy rey mais comme Pape nee nañu gàttal xaju si peut-être dina am question spécifique buy ñëw ci loolu. ñeenteel bi nag boo dajalee loolu yépp ngay doog a xool ne est-ce que soxla naa lebi wala soxlawuma ko ak naka laay lebee de manière raisonnable tey ñu ngi à 61% du PIB li ñu leb. Macky Sall day xëy di leb rek dugg ci avion balaa may dee Amadou Ba ñëw assemblée ne soo gisee ñu leb c'est que dañ ñoo wóolu mais ku ñu sànni amuso nga gaaw di ci mat tubaab bi xam nañ ne am nañu pétrole am nañu gaz am nañu or am nañu dinañ la lebal di la dugal ngay yokk sa service de la dette tey weer wu ne mun naa ne 30% suñuy recette dañ koy faye bor pour dem lebaat suul bukki sulli bukki ci loo xam ne amoon nañu capacité fii daal koy joxe maye ko boo dajalee loolu nag ba pare ngay doog a dugg ci vision économique li manqué fii premier ministre dafa ñëw assemblée pour déclaration de politique générale ma posé ko benn question tontuwu ko ñu teg tuuti Amadou Ba ñëw ministre des finances ma posé ko question bi tontuwu ma ne ma question bi mooy lan ma ne ko lan mooy seen modèle économique parce que on ne réinvente pas la roue il y a des modèles dama bëgg a xam lan mooy seen modèle économique mu ne ma eh bien ñun le président Macky Sall dégage la vision et nous on suit ma ne ko ça c'est pas un modèle économique am ngeen seen PSE wax ma lan mooy modèle économique ma dellu sax ci premier point boobu pour te dire manque de vision fu mu toll PSE 103 pages la benn page moo ci wax ci financement page 93 103 pages nga ne dinaa def li ñu ne léegi noo koy defee benn page moo ci wax te waxu ci dara lu am solo ma ne ko lan mooy seen modèle est-ce que da ngeen am un modèle basé ci li ñuy wax la substitution des exportations mooy naka la ñuy def ba exporter lu bëri rattraper un peu suñu déficit commercial wala est-ce que da ngeen nekk ci politique gu substitution des importations kenn ci ñoom mënuma tontu te soo jàngatee PSE di nga gis ni ñoom modèle substitution des exportations la ñu nekk modèle boobu musul dox fenn ci àdduna kon jox naa la suñu modèle mooy li ñu gëm mooy nañu fexe ba li ëpp li ñuy soxla nañ ko produire d'abord Sénégal mooy li ñu wax léegi ci ginaar yi noonu nga ko amee ci ceeb bi noonu nga ko amee ci pomme de terre noonu nga ko amee ci oignon bi ci leneen ak leneen loolu askan bu ko mënul produire mais dellool caabi yi ne gars yi kaa leen coloniser ma li ëpp li nga soxla na nga fexe ba produire ko ba yow importation yi da nga koy substituer da ngay dem ba lu néew ngay importer boo demee ba egg benn stade bi ba renverser un peu ngay doog a dem nag ci substitution des exportations ni léegi jàpp naa ni ci diggante boobu
jot naa liggéey loo xam ne am na socle industriel parce que loolu lu am solo la. amul réew bu mus a développé te amul industrie amul. Sénégal amul industrie. laaj naa ko à l'Assemblée nationale ma ne ministre des finances lan mooy seen politique industrielle bi ngeen fi ñëwee ba léegi amul benn industrie bu ñu defar Sénégal tey fi nekkoon yëpp loof nañu. barki démb ngeen inauguré en grande pompe usine textile à Thiès tëj na wala su tëjul it liggéeyul. lan mooy seen politique industrielle. plan triennal d'investissement bii ñu voté Assemblée nationale barki démb 6000 et quelques milliards sur les 3 ans industrie 0,97% lañ ko jox. industrie ma ne ko wax ma ban réew nga mus a gis mu développé par le tertiaire 64% investissement PSE bi c'est pour le tertiaire mu ne jàng di ma xool ba si ak mu ne je reconnais qu'on a un problème avec la politique industrielle. loolu ñàkk vision weesuwul loolu. kon politique de substitution des exportations ça signifie que il faut que nga développer une filière industrielle forte mooy porter loolu parce que industrie mooy trait d'union entre secteur primaire la ngay produire tey suñu amoon industrie forte duñu ne suñu gerte du Macky Sall du taxaw naan Turquie dimbale leen ma ngeen ñëw jënd sama gerte parce que chaîne bi waroon jóge ci production bi gerte gaa ngi ci àll bi léegi 150 la ko paysan di jaayee gàcce la ci Sénégal te métti na ci ñoon ñu ngi leen di masaw meew mi ngi yàqu ci àll bi parce que amuñu stockage amuñu industrie te boobu facture importation lait Sénégal ci facture yu gën a diis la sàmmkat yi ñu ngi obligé bazarder meew mi à 100 francs le litre ñàkk vision weesuwul loolu mu mel ni dañu am ñu leen ne waru leen am politique industrielle donc maillon fort bi ci politique bi ma lay wax nii mooy industrie parce que industrie moo lay permettre nga jël li nga produire transformer ko jox ko secteur tertiaire mu distribuer soo amul industrie mënoo def loolu moo tax suñuy def les notes de conjoncture ñu ne hausse des exportations ci trimestre bi lan lañ lay wax produit horticole mais foog nga ni Sénégal war naa exporter produit horticole te ñu waroon ko transformer fii suñu légumes yeeg suñu fruits yi barki démb ci loi bi nga wax nii am na ko wax léegi loi bi dugal nañu taxe sur le jus de fruits pour protéger les industriels parce que nee nañu jus de fruits bi daf leen commencer concurrencer pour protéger les industriels nga waroon a def tey de sorte que suñu mango bi ñuy exporter brut ñu naan mango Sénégal baax na suñu goyave bi suñu orange bi suñu mandarine ñu transformer ko fii di ko jaay sénégalais balaa ñu ñuy andil ay carré di jóge Dubaï te Dubaï bayul loolu industrie moo la koy permettre. auditeurs yi xam ngeen ni lii yéen a ko dégg man de suma sañoon wax dëgg yàlla opposant yëpp di def ñi ñoom di def ni kii dëgg la nag xam-xam yi yëpp yamuñu wax dëgg yàlla mais nag le président Ousmane Noreyni Sonko képp koo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla àndoog moom te ngay nitug dëgg te ngay nekk un Sénégalais de bonne foi da nga war a mën a te nga bëgg Sénégal da nga war a mën a rafetlu wax yii nga xam ne moom lay wax jàkkaarloog premier ministre di ko laaj xamul jàkkaarloog le ministre des finances di ko laaj xamul ba pare wax leen lim leen di laaj lan lay firi lan lay tekki ba pare defal leen ay proposition yoo xam ne nii dénkoon déngamaam da leen di wax ni nga xam ni kat war nañ koo mën a def ba nga xam ni suñu réew mi nga xam ne moom dong la ñu am Sénégal dana soppi kayitu tàgge bu ñu fiy dikkal xam naa rek ma ñëw ci wa inna ilayhi wa naar la ilaha illallah ay waay ceeb dem na waay ku nii noon ku rafetoonub tànk ku safoon dem ku mënoon dimbali nit dem ay waay ràgg dikkal nanu waay ay waay fu nu jëm waay xaw ma ko de man waaye nag balaa kenn njëkk tàgg man maa koy njëkk tàgg ndax man kam naa maamam kam maamaati maamam déet waay kam jarbaatam cey kam nijaayam kam ñëppam laa lay waan kalaas billaahi waay cey gannaaw sanu mbokk yi di dégg ngeen déglu de indi leen fi benn tàgg bu rafet dikkal addina wana xëy dara waane nakar ak bànneex mbégte ak tiis département de Rossy arrondissement de Nioulo sous-préfet de Yak tey Alaaji Puloox Ndur nekkati Ganjool tey Sëriñ Supa Saw nekkati Pout tey Soxna Naaji Fall nekkati Saalum tey Adja Jaxatu Jóob nekkati Louga tey Madame Naawe Ndaw nekk si teen jigéen ci Ndar tey Njabootu Karot Gay nekkati Mbooro tey Yaay Basante Seck nekkati Lewna tey
njabootu Jimbo Ka dëkk ci Thiès yaay Xula ñi Njaay nekk ci Dakar xalaas njabootu yaay Ngot Géen nekk ci Yara Papa Jaay Jéey nekk ci Yara xalaas ni jaay kiri nekk ci Yara njabootu Ooba nekk ci Yara njabootu Tamaat Lokati nekk ci Sawaj njabootu Tamaat Njamb nekk ci Sawaj njabootu Dibli nekk ci Sonacos xalaas njabootu Ndey Salam ri Partime ri Indien ri Thailand ak ri Hollande mboolem njabootu Matt Gueye nekk ci Osofore xalaas yaay Cin Caam nekk ci Caameen Bajjan Ndoxloo nekk ci Ladd Gueye yaay Xorom Ndooy nekk ci Ganjool njabootu Lisa Coca Fanta Sonic Golden ak Sprite ñoo am na xaratis di leen tàgg seen xarit seen doomu nday ku ñuy wax Alaaji Ajaratu Anta Ceebu Jën Benn Mbay ñu gënoon koo xam ci nin bot ñu ne Alaaji Ajaratu Anta Ceebu Jën Benn Mbay ñu gënoon koo xam ci nin bot gaañu nu démb ci boori midi daal di rob tey jii ci segi biir ñii ñaanal ceeb mi nga xamante ne moo dem yàlla na ko loxo mi koy dang bi jaay but bi ko jàllee ba biir mën a jot ci moom ni de 3e jour ni de 8e jour tout sera confirmé dans notre confiture ici à la Bol. xanaa de ñun daal di caawu rek ci xàllu 116 wi daal di dem dénkoom dénga maam daal di dugg Pikine African Restaurant daal di dugg foofa wax dëgg yàlla fekk fa ceebu jën yeeg ceebu ginaar yeeg maa fi ni leen yéen lan ngeen sant ñu ne saf bay sa paaxal ma ni leen c'est pas possible saf bay sa paaxal du sant ñu ne ma akay tonton parce que ci toggin wi la ñun saf bay sa paaxal la ñu sant ma gis frigidaire bi fees dell ki juus ma ni leen c'est bien parce que coow li bari na ñu ni ma déedéet tonton bul gaawtu parce que dañoo defar ba ñu neex ñu tëj ñu fii toog fii di leen di xaar ñu ngi ci xàllu 116 wi numéro téléphone 646 922 70 15 ma daal di ni caaw nag ci wetu dénkoom dénga maam Afrique PC nga xam ne ma ndooye fa nekk am téléphone yu baax am computer yu baax dénkoom dénga maam di def service après vente wax dëgg yàlla pour sa computer am problème aussi soo ñëwee mu fixer la ko ci anam yu gën a gaaw li gën a am solo nag moo di man jaaxle naa parce que nooy tëdde fii ci si États-Unis jàkkaarloog sa waa kër Sénégal loolu moom te nee na kat ka nekk ci buntu ba yaa ngi koy gis jàkkaarloog moom mu bëgg a dugg bu ne koj bus butoñ bi ci boppam nee na am na système bu mu lay defal fii soo naan nuuj butoñ bi rek buntu ba ni daal di ni kàcc daal di ubbeeku li may wax nag su fekkee ne am ngeen ci lu ngeen di sikki sàkk ngalawaay dem leen ci xàllu 116 wi ci booru soppe Cheikhul Khadim wala ngeen téléphoné ko ci 917 334 60 90 Sëriñ Moustapha Amar mooy borom montar yu rafet yi ci boppam jënd leen ci nekkub saasumaan di ko takk ci seen loxo càmmoñ di dox nag di tàllal seen loxo montar bi di feeñ Adja Khadifu distributeur soo ñëwee mburu mu tàng ay gaaw mburu mu tàng mburu maa nga foofa soo ñëwee ci mburu mi dénkoom dénga maam jëlal enveloppe bi dugalal ci biir doo ko yóbbu poste office dugal ci fa yàpp wa nekk façon yàpp ganaar yàpp xaraj yëpp nga ca biir fasalante leen ak ndawal yi kóllëre xar mu jaasir ci boppam laajte leen ko su ngeen ko jëndul ngeen woo ma 646578068 man ma jël ko yóbbu ko ca sama kër rakk ja nekk 111 moom mu togg ko soxna si togg ko ci boppam dégg nga maam yàlla na ko yàlla may restaurant boppam tell ma ne waaw lii moom coow lu bari lii lan la ci kër kumba gi waaye restaurant man daal dama tiit dugg ci biir li tax nag ma xam ne jàmm la maa ngi fekk ña ngay xaqataay seen texet seen dimi ñaa ngi ne batt di xaqataay bay tàppante bay yëkkati tànk kat beneen yoon nag dinaa joxe ña fa nekk dinaa joxe tur yi ñi naan waaw man su ma fi ñëwee ceeb bu jën bee tax ba ñëw fi ñii ni waaw yow xanaa sa bopp nga xam suñu téere maafe la wax dañ ko togg ba muy xel ñii ni xoolal supp kànje beeg duma daa bi ci boppam ñii ne yow xanaa gisoo di bi ji te li ma jaaxal dañuy wax lépp soxna Awa Gumbale ma ngay defar ma ngay ranger li ma leen bëgg a xamal nag ba ci man mii képp ku fa dugg lekk ba suur naan ca warga wa wala ca café ga sooy génn di taxamtiku loolu jaaxal na ma numéro téléphone 212 866 39 00 mi ngi ci xàllu 116 wi ci boppam donc bu leen fàtte sama rajo bi nga xam ni moom moo ma siiwal bitim réew dénkoom dénga maam mooy Pikine nga xam ni dénkoom dénga maam Pikine diaspora rajo monsieur Sène fa nekk dafa def liggéey bu am solo lool di la xamal ni nag tey bëggoon na maa dugg live mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme da ngeen amoon ay problème di biir yu nekk rajo citoyen modèle la li ko commencé midi ba 4 heures ci ngoon ay boroomi xam-xama fa nekk laneen di ci des nag bu leen ko fàtte dama leen koy fàttali fa ma toll ñu ngi ci suñuy kër mais am na ñoo xam ne nii dañoo dëkk ak ñoom te kenn invité wu leen kenn invité wu leen waaw fel yi kenn invité wu leen du ñu fay rent duñu def dara matt yi kenn invité wu leen du ñu fay rent du ñu def dara te lu yéen ñu bëgg cee lekk janax yi kenn invité wu leen
lu ci seen yoon duñu fay rent duñu def dara te kat ñoom ñëpp ña nga fa mel ni luy ngénte waaye nag malaaka mu nekk am na malar ci de am nañ fu ñuy wax dénkoom dégg nga maam Touba Salaam nga xam ne xalifa moo ko yore particulièrement matt yi ci boppam ki woo xalifa da nga tàggoo ak matt yi da nga tàggoo ak fen yi da nga tàggoo ak janax yi ci boppam te moom yorul puudaru suy bale de bi nga xam ne suy bale la ñuy def naan suy bale aywa suy bale gaañi déedéet wanaan noonu moom ci boppam wax dëgg yàlla c'est un professionnel dafa jàng ba am ay lijaasam ñu jox ko mu ci liggéey bu rafet numéro téléphone am 646 309 01 78 ci boppam la kon nag bu leen ko fàtte te day liggéey 7 days lay def te 24 hours saa boo ko wooyee day wax dëgg yàlla moom mu ñëw. C'est une maladie silencieuse mais mortelle. Il est très commun en Afrique et en Asie. Plus de 70% des personnes atteintes ne savent pas qu'elles l'ont. Il peut se transmettre de mère à enfant. Il est très contagieux. Comportez-vous de manière responsable et faites-vous tester. Au cas où vous n'êtes pas infecté, vous pouvez vous faire vacciner gratuitement. Par contre, si vous testez positif, African Service peut vous assister pour le traitement en collaboration avec les hôpitaux Mont Sinai et Bellevue. African Service est situé au 429 Ouest, à la 127e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue. Vous appelez au 212 222 38 82. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h du matin à 5h du soir. N'hésitez pas pour y aller. Protégez-vous, protégez votre famille, mais aussi protégez votre communauté. African Services Committee, avec une évidente volonté de préserver une bonne santé pour la communauté africaine, African Services Committee vous rappelle une certitude en vérité absolue. L'hépatite B est notre ennemi redoutable à prendre au sérieux, à combattre en tout lieu et tout temps, au regard de la gravité de son évolution qui met en péril le pronostic vital de la personne contaminée. En fait, l'hépatite B est une maladie très grave, très répandue, extrêmement contagieuse. Et cette contagion peut être directe de la mère à l'enfant. Aussi, l'hépatite B est une affection sournoise. Ça veut dire quoi? Plus de 70% des personnes atteintes ne s'en rendent pas compte. Donc, ces personnes ne présentent aucun signe clinique qui atteste l'existence de la maladie dans leur organisme. Devant cette situation menaçante, extrêmement grave, African Services Committee interpelle la communauté africaine pour une prise de conscience qui se résume à la responsabilité, à la solidarité, au test de dépistage. Au cas où le test est négatif, la personne n'est pas atteinte. Alors, elle prend le vaccin qui la protège d'une contamination ultérieure. Au cas où le résultat est positif, la personne présente une hépatite B. Alors, par lieu de s'inquiéter, African Services Committee est là pour une assistance aux malades atteints d'hépatite B et les orienter auprès des hôpitaux spécialisés à cet effet, Mont Sinai ou bien Bellevue pour un traitement approprié. Tout est confidentiel et gratuit. Les bureaux d'African Services Committee situés à 429 à la 127e Street entre Convent et Amsterdam sont ouverts du lundi au vendredi de 9h du matin à 5h du soir. Le téléphone 212 222 38 82. African Services Committee, la communauté africaine reconnaissante. Dégg ngeen ko. feebar la boo xam ne ni feebar bu jama-jama la feebar la boo xam ne ni feebar bu garaaw la dugg ci saw yaram def la ca war te doo yëg doo tinu wax dëgg yàlla borom ko dul lakk. African Services Committee te ngi nii dafa ñëw pour jàppale ñu jàppale boo xam ne ni tous duñu ci fekk dërëm duñu ci fekk dañuy sol suñu dàll rek dem ñu defal ñu la ca war gëstul ñu suñu yaram seetal ñu te sax yokk nañ yamuñu ci hépatite rek parce que ay affaire u sida gi yëpp léegi dañu ko ciy dugal kon nag ngalawaay dëgg la jot amul wante nag wér-gu-yaram kenn mënu koo remplacer te wëlis lu mu fees kat war a mën a bokk bi tax ne leen caw ba ci xàllu 127 bi su ngeen demee wax dëgg yàlla ci numéro building bi 429 la ñu gëstul ñu suñu yaram su yàlla defee dara niku ci danañ ñu ñàkk su fekkente ne nag jàngoro yaa ngi ci ñoom parce que mën nañ koo bañ a yëg benn mandarga du feeñ su boobaa wax dëgg yàlla danañ ñu mën a jàppale ba ñu faj ko ci sutura te dërëm duñu ci fekk te dara duñu ci fekk kon nag yéen a ngi ko dégg na ci ku ci nekk jàpp na ku nekk jóg ñu fexe kat profito ci occasion boo xam ne nii
kaay ma faj la kaay ma seetal la soo yaram te tous du la ci fekk ñun ñëpp nañu profité ci loolu comme ça ñu jéem koo def. Connaissez-vous l'hépatite B? C'est une maladie silencieuse mais mortelle. Il est très commun en Afrique et en Asie. Plus de 70% des personnes atteintes ne savent pas qu'elles l'ont. Il peut se transmettre de mère à enfant. Il est très contagieux. Comportez-vous de manière responsable et faites-vous tester. Au cas où vous n'êtes pas infecté, vous pouvez vous faire vacciner gratuitement. Par contre, si vous testez positif, African Service peut vous assister pour le traitement en collaboration avec les hôpitaux Mount Sinai et Bellevue. African Service est situé au 429 Ouest, à la 127e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue. Vous appelez au 212 222 38 82. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h du matin à 5h du soir. N'hésitez pas pour y aller. Protégez-vous, protégez votre famille, mais aussi protégez votre communauté. Donc mbokki auditeurs yi dégg ngeen ko kaay ma seetal la saw yaram kaay ma fajal la saw yaram kaay ma boole laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo koy faj kaay ma seetal la aussi affaire u sida ak yeneen jàngoro defe naa opportunité la boo xam ne nii wax dëgg yàlla ku ñu ko defal ñu war a lu wëris fees war a mën a bokk leetar lu soxla yi bari war nañ ko cee mën a xajal dem ñu lëñ ba tël ni suñu yaram te bis bu nekk ña nga fa lekk tàmbalee alterné ba ajuma te suba gi ña nga fa 9h du matin ba 5h du soir ñu ngi ci xaalu 127 bi rek yow mën naa xam ñi ngi di fu ci Ardem te ñoom ñoo ñëw ba fekk si ñu diggante Convent ak Amsterdam te seen numéro téléphone ci boppam mën ngeen a woote sax pour demander ay renseignements jërul rendez-vous jërul dara muy 212 222 38 82 African Services Comité moo tax ma ne la communauté africaine reconnaissante moo tax ñu jaarale ko aussi ci français parce que africains yi yëpp ñoom ñoo ko moom du pour sénégalais yi yëpp te ñu ngi fay liggéey aussi liggéey bu rafet lool kon nag wax dëgg yàlla ku nekk yow yaa ci war a jàpp. donc li ma doon wax léegi ci le président Ousmane Noureyni Sonko nee naa leen de képp koo xam ne nii am nga loo xam ne nii wax dëgg yàlla luy doxal Sénégal la wax nga loo xam ne nii intérêt général la waxuma nag nga ne rek nañ ma yaa ñu fa defal xàll wi monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm non loolu taxu ñuy jóg rajo bi rajo pouvoir moomu ko opposition moomu ko lépp loo xam ne nii njariñul réew mi la rek incha allah danañ ko teg. kon nag li may commencé waat rek parce que aussi comme ni ma leen ko waxee boroom soxna yi benn yi defal naa leen ñaareel yi defal naa leen ñetteel yi defal naa leen ñeenteel yi aussi wax dëgg yàlla il faut ma defal leen bu français bi nag defal naa ko ñi nga xam ne amuñu nuñ koy waxeeti amuñu c'est des célibataires incha allah. Connaissez-vous l'hépatite B? C'est une maladie silencieuse mais mortelle. Il est très commun en Afrique et en Asie. Plus de 70% des personnes atteintes ne savent pas qu'elles l'ont. Il peut se transmettre de mère à enfant. Il est très contagieux. Comportez-vous de manière responsable et faites-vous tester. Au cas où vous n'êtes pas infecté, vous pouvez vous faire vacciner gratuitement. Par contre, si vous testez positif, African Service peut vous assister pour le traitement en collaboration avec les hôpitaux Mount Sinai et Bellevue. African Service est situé au 429 Ouest, à la 127e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue. Vous appelez au 212 222 38 82. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h du matin à 5h du soir. N'hésitez pas pour y aller. Protégez-vous, protégez votre famille, mais aussi protégez votre communauté. auditeurs yi kon dégg ngeen ko xam naa espace santé bi du ma ko mën a def parce que espace santé bi ci affaire u hépatite lay doon damay bàyyi ba dimanche prochain su fekkee ne ni fekkee nañu ko parce que du hépatite yi dañoo bari A B C D E pourquoi bu ci nekk ñu wutal la aw sant dinaa leen ko expliquer ba pare wax leen pourquoi ñu suq ci hépatite B bi nga xam ne moo gën a dangereux moo gën a mortel moo gën a jama-jama dinaa leen wax li tax ñu def loolu donc ñuy sant bu baax African Services Comité nga xam ne ñoom ñoo sponsorisé émission bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm